salaamaaleykum mbokk internet yi seetaan rajo Dakar International gannaaw ba ñu santaate suñu borom subhanahu wa taala ñoo ngi julli ci jaam ba di sang ci ñëpp di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla moom mi dara tëwul yàlla nu woor kooru jàmm leen nuyu réew mi yëpp den fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak rajo bi ngeen taamu muy rajo Dakar International ak seen xarit seen soppi cuun tey nag wax fa dëgg yàlla ñu dalal suñu benn grand Baba Lissa di secrétaire général du syndicat des travailleurs et en éducation spécialisée du ministère de la justice CNTS justice léegi dañ koy bàyyi mu nuyoo génn bu ko defee ñu mën a ànd ak moom ci waxtaan bi Baba nuyu nañ la. asalaamaaleykum Cheikh maa lay nuyu di la ziar mbokku internet yëpp yi suivre rajo Dakar International. di am mbégte teew fii tey également. waaw macha allah Baba sa teewaay nekk fii ngay secrétaire général. léegi déjà lan mooy CNTS. waaw CNTS justice buñ koy tënk mooy syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée nekk syndicat bu ëmb ay liggéeykat yu nekk ci biir direction bi ñuy wax direction de l'éducation civique et de la protection sociale nekk ci biir ministère de la justice ci biir liggéeykat yooyu mën nañ ci ràññee ñi nga xam ne ñooy éducateurs spécialisés yi mën nañ ci ràññee ñi nga xam ne ñooy maître d'enseignement technique professionnel mën nañ cee ràññee professeur d'enseignement moyen yi mën nañ cee ràññee ñi nga xam ne également ñooy cuisinières yi lingères yi ak sax ay conseillers en travail social yoo xam ne nii ñu ngi ci biir syndicat bi di liggéey nag ci yenn service yoo xam ne nii moom lañ tuddee service extérieur bu direction boobu ma tudd léegi boo xoolee ministère de la justice ci configuration dafa am ay direction bu ñuy génnee li nga xam ne mooy juridiction yi maanaam tribunaux yi cour d'appel yi atte yooyu am lu ñuy wax administration pénitentiaire dafa am benn kuréel gu nekk ci biir nag gu ñu tuddee direction de l'éducation civique et de la protection sociale ñun ci direction boobu lañ bokk di yëngu ci biir ministère de la justice li ñuy yëngu nag maanaam sunu liggéey ci fi ñu koy tënk mooy ci taxawu ndaw maanaam xale buñ ne xale nag ñun dañuy distinguer parce que am na li ñuy wax enfant en danger enfant en danger mooy bépp xale boo xam ne nii njàngam wér-gu-yaramam kiiraayam wala kaaraangeem dafa sooxe bu boobaa kooku dañ koy taxawu nañ koy taxawu également nekk na loo xam ne ni soit nit moo koy gis ci gox xale bu sonn mu woo ñu wax ñu ñëw taxawu ko wala waajuram ci boppam gis xale bi ne am nay tolof mu ñëw taxawuñu ci ñëw ci ñun wax ñu. même aussi su ma déggee waajur yi mooy noonu waajur yi néew doole. waajur yi néew doole effectivement parce que ñooñu. dafa am lu ñuy wax procédure d'assistance éducative. procédure boobu bu ñu koy def ci ñun la ñuy ñëw. ci suñu service yi ñu tuddee AEMO. action éducative en milieu ouvert. ñu am ci 4 régions Sénégal yëpp ak ci yenn département yi. boo jëlee Dakar département yëpp am nañ ko nga dem région de Thiès Tivaouane am na ko Mbour am na ko nga dem Ziguinchor Bignona am na ko donc département yi Saint-Louis aussi am na au niveau régional mooy coordination régionale des services AEMO bu demee Saint-Louis mi ngi foofu donc ci 14 régions yëpp ñu ngi fa di taxawu xale boobu ci procédure d'assistance éducative maanaam parent bi nga xam ne dem na ba sentir ne moom mënatul yar doomam na mu ko bëggee xale bi daf ko commencé wala xale bi dafa am ay tolof bu ko defee mu ñëw ci ñun def demande d'assistance éducative andi extrait xale bi photocopie carte d'identité def demande boobu ñun dañ koy jël jébbal ko ki nga xam ne mooy tribunal pour enfants tribunal pour enfants jox ñu li ñuy wax soit transmis ne ñu defal ma enquête ndax xale bi li ñuy wax ci moom mi ngi ci buñ ko defee ba am firnde yu leer ñëw wax ko président tribunal pour enfants bu jël ndogal ba muy jël nag mën na nekk ndogal boo xam ni xale bi day delluwaat ci biir famille ñu suivre ko mooy liberté surveillée ñu koy suivre à chaque fois chaque 3 mois ñu rendre compte tribunal pour enfants ne ko xale bi ñu déngoon kat nii ak nii la nekkee pour xool ndax xale bi mi ngi évoluer positivement wala déet beneen mesure bi mën a jël aussi mooy mën na xool ne xale bii kat buñ ko delloo ci biir njabootam danger la parce que am na ñu muy fréquenter
wala am na lu koy topp daal en tout cas loo xam ni mën na ko gën a gàllankoor ñu ne xale boobu nañ ko jël yóbbu ko milieu fermé mooy suñu centre yi. ah donc vous avez des centres. waaw am nañ ay centres yu bari sax. parce que am na li ñuy wax centre premier accueil. boo xoolee Dakar am na ko fii Liberté 6 am na Ziguinchor am na Saint-Louis. les centres premier accueil d'urgence kooku moom xale bu nekk solo su ci saa si. dañ lay jël yóbbu la foofu li ñuy wax mise à l'abri bu ko defee danger bi nga xam ne moo topp xale bi ñu faagaagal ko ci saa si. moo tax mooy prise en charge d'urgence mooy seen spécialité. mais am na li ñuy wax centre de sauvegarde. centre de sauvegarde boo gisee am na fi Pikine Guédiawaye am na Cambérène am na Kandé am na Thiès. c'est des centres yoo xam ni toujours xale bu demee ba njàngam nar a yàqu. wala mu dem ba bàyyi jàng. centres yooyu dañ leen di récupérer. maanaam ku ñëw ba jàng sa jàng nar a yàqu parce que ay problème kayit nga am wala da nga âgé dara examen ak yooyu. dañ lay récupérer centre boobu dugal la ci biir nga continuer sa jàng ñu taxaw la ba nga xam ne nii sa jàng du yàqu. bu fekkee ne jàng boobu mënul nekk. am na fa ay atelier ci biir. ay section menuiserie ay section froid climatisation électricité bâtiment ay mécanique yooyu yëpp mi ngi ci biir. donc xale bi bu ñëwee moom mooy taamu fan la bëgg a dem bu ko defee ñu yóbbu ko foofu defal ko dossier mu jaarat tribunal jëlaat décision dénk ko centre bi. kon tey xale sañoon na toog ba saa bi ni je veux cesser les études waxtaan ceeg ay waajuram pour ay waajuram indi ko fa. waaw loolu mën na nekk parce que bu fekkee ne moom gisatul boppam ci njàng mi waxtaan ceeg waajuram waajur bi ne kon nag nañ seeti service mel ni AEMO da ngay defaral dossier taxawu ko yóbbu ko ci centre ba mu xool métier mu ko neex mu def ko. léegi xale ban tranche d'âge ngeen tuddee xale ci seen kii yéen. waaw moom ci laa doon bëgg ñëw parce que bu ma jëlee premier volet bi mu wax léegi. muy assistance éducative. dinañ gunge xale bi ba 21 ans. mais bu dee ci beneen fànn bi. nga xam ne mooy li ñuy wax enfant en conflit avec la loi. maanaam xale bu def lu yoon tere. kooku 0 ba 18 ans la au-delà de 18 ans mënatuñ ko taxaw xale bi nga xam ne amagul 18 ans nag def lu yoon tere ñu jàpp ko. kooku ñun dañ koy taxaw ñaari fànn bu jiitu bi mooy li ñuy wax médiation pénale maanaam fi ñu ko jàppee gendarmerie wala police. ñu jéem a taxaw xool ndax mën nañ waxtaan ba xale bi duñ ko déféré. bu boobaa dañuy trouver solution. bu fekkee lim def garaawul. ñu trouver solution ak ki ñu tooñ. ñu régler ko foofu xale bi ñu bañ ko déféré mu dem ñibbi këram ñu continuer ko suivre. mais bu fekkee loolu antuwul nag bañ déféré ko war ko juger. dañuy def beneen pàcc bi nga xam ne mooy ci sunu intervention. mooy assistance judiciaire. assistance judiciaire mooy ñun le jour de l'audience. parce que audience xale kenn du ko fekkee. bokkul ak audience mag yi nga xam ne public bi day ñëw. bu boobaa juge pour enfant maanaam président tribunal pour enfant day toog. procureur toog greffier toog. parent xale bi ñëw ak xale bi. éducateurs yi toog. éducateurs yi nag seen liggéey foofu moom lay wax assistance judiciaire. assistance judiciaire mooy juge bi balaa muy jël décision. di condamner xale bi wala dara. dañu laaj suñu observation. et foofu dans 90% des cas. dañ koy proposer une autre alternative boo xam ne du prison. tout sauf prison parce que ñun jàpp nañ ne. place su xale du prison. soit ci famille bi la. wala ci atelier menuisier. bu muy jàngee métier. wala ci école ba. moo tax toujours foofu dañ naan juge bi gëstu nañ lii lañ xam ci personnalité xale bi. lii lañ xam ci cadre familial am. yaakaar nañ ne buñ ko yóbboo tel centre. wala buñ ko delloo ay waajuram ñu suivre ko. lam defoon bañ jàpp ko du ko defaat. donc loolu mooy mesure bi nga xam ne moom lañ tuddee liberté surveillée. bu ko juge bi jëlee nag dañu koy dénk. bu ñu ko dénkee ñetti weer yu nekk dañ ciy bind rapport. ne ko xale bi ñu dénkoon lii ak lii la nekk. loolu mooy pour éviter xale bi récidive. donc loolu liggéey la boo xam ni ñu ngi koy def également ci biir suñu gox ki kuréel yi ñu am ci gox goxaat yi. muy AEMO yooyu mu tudd sànq ak centre yi. parce que centre yi dama waxoon sànq centre premier accueil. mais am na centre sauvegarde wax naa ko. mais am na aussi centre polyvalent. centre polyvalent aussi am na ci
fu mel ni Kaolack wala Diourbel foofu aussi ay centre yoo xam ni day am ay section ci biir section yi jàngee métier section yi jàngee école foofu aussi dañuy jël xale bi mën nañ ko yóbbu foofu donc loolu lépp ay centre yu ñu am na beneen catégorie type de centre boo xam ne aussi moom lañ tuddee centre d'adaptation sociale boo demee mu ngi ñaniñ foofu en général bu ñuy jëlee mineur bi maanaam ki nga xam ne amagul 18 ans bu génnee ñu ko jugé condamné ko bu génnee prison rek dañ koy yóbbu foofu defal ko post cure maanaam tàggataat ko léegi maanaam comme par exemple bu fekkee da ngeen def médiation accepté bu antuwul wala tamit da ngeen di dem ci biir kaso ba fekk fa xale boo xam ni xamu leen ko sax waaw wala faaw ñu xam xale bi parce que foofu tamit am na lu ñu fay liggéey parce que buñ ñëwee gis xale bi ñu ne par exemple man fi ma nekk département Guédiawaye la dëkk damay enquête xale ba xam këram ci Guédiawaye muy ñuy wax recherche d'adresse parce que xam këram xam famille mooy tax bu ma jàkkaarloog juge mën ko wax lu mën dégg ba du ko tëj donc il faut que ñu def recherche d'adresse boobu xam ko mooy tax ñu mën ko défendre ba duñ ko tëj léegi nag centre d'adaptation sociale boobu nekk de centre boo xam ne nii ñi nga xam ne jaar nañ prison génn ñu yóbbu leen foofu wala ñoo xam ni sax jotuñ jaar prison condamné wuñ leen dañ leen téye rek le temps que ñu jugé leen ñooñu bu ñu proposé foofu dañ leen fa yóbbu automatiquement ñu jàng métier bu ñu jàngee métier wala continuer jéem a xool ñu leen encadré daal en tout cas ba ñu retrouver waat en tout cas seen dignité ñu delluwaat seen famille donc loolu mooy sunu liggéey daal ci gàttal waaw mais man synthèse bi man bëgg naa quoi man xam naa moom faaw ma nekk ci moom léegi Baba Lissa maanaam léegi beneen point bi ñu mën a waxtaane mooy la situation des travailleurs et l'éducation surveillée au sein du ministère waaw foofu moom xam naa nag suñu taxawaay ci biir ministère am na liggéey bu mucc ayib bu ñu fay def mais gëdd bi ñu waroon jox dafa des waaw des na parce que boo xoolee daanaka ci biir ministère de la justice dañuy faral di def saa su ne rek suñuy joxe ay avantages di fàtte ñun ñi nga xam ne ñooy les travailleurs de l'éducation surveillée moo tax sax ba fan yële ci gannaaw doon nañ yëngu-yëngal def ay grève ak yooyu ba ministre bi recevoir ñu dig ñu nag am na lu ñu digoon ñu ngi ko koy fàttali parce que mi ngi bëgg a yàgg parce que moom moo ne li ñuy wax fonds commun de la justice nga xam ne liggéeykat yi nekk biir ministère yëpp dañ koy am muy ay koppar yoo xam ne nii ñetti weer yu nekk dañ leen koy jox nañ ñëpp ba mu des ñun te ñun boo xoolee li ma wax léegi ci liggéey mën nañu wax ne kenn gënuñoo liggéey ci biir ministère bi ça c'est sûr voilà donc loolu ñu ngi ko koy fàttali également parce que dafa am solo ñun boole ñu ci fonds commun boobu parce que sunu droit la am na leneen lu ñu waxante woon aussi mooy dafa am benn prime bu ñu tuddee benn indemnité bu ñu tuddee indemnité participation à la judicature boo xoolee ñun li ñu ci jox dafa néew donc lañ ne ko woon nañu ko yokkal bañ tolloog yeneen agent yi mais nañu amul problème dina ko def wax nañ ko aussi sunu chef de service yi dafa am ñoo xam ne nii dañu waroon am indemnité ndàmpaay boo xam ne nii mooy yelloo ak seen responsabilité loolu ci biir administration Sénégal yëpp kuñ dénk ay responsabilité dina la jox ndàmpaay loolu pour nga mën a doxal sa liggéey na mu waree mais ci suñ biir ministère nag ñun suñu chef de service kenn amu ci ndàmpaay boobu ñu ngi ko tuddee indemnité suggestion kenn amu ko ci loolu ñu ngi ko doon ñaxtu également li may mujjee ci li ñu doon ñaxtu aussi mooy li nga xam ne moo ñuy assurer plan de carrière parce que liggéeykat boo gis tamit bëgg na di jëm kanam ñun dañu am benn concours boo xam ni moom lañ tuddee concours des inspecteurs de l'éducation surveillée et de la protection sociale man tey éducateur la bu mu bëggee avancer damay def concours boobu dem centre de formation judiciaire jàng 2 ans pour mën nekk inspecteur mais dañu gis ne concours boobu bañ ko tijjee première promotion mu ngi génn 2015 ba tey ni 2021 mënuñ fexe ba tijjiwaat concours bi te mënuñ xam lu tax saa su ne suñu waxee ministre danaan am na autorisation dinañ ko tijji mais ba léegi jusqu'à présent daal fa mu nekkoon fa la nekk ak ministre bu mën a ñëw it aussi ministre bu parce que yàgg na
professeur Ismaïla Madior Fall bi ñu fi nekkee wax nañ tey moom ba sonn mu nañu wax dina ko tijji mu dem kii di ñëw di maître Malick Sall mi ngi ci buñ ko waxee mu ne waaw dina tijji mais ba léegi tijjeegul ñun dañoo bëgg a xam nag lan moo bloqué situation bi wala dañu bëggul ñun ñu avancer dañu bëgg hypothéquer suñ plan de carrière. te man wax fa dëgg yàlla d'après travail remarquable bii ngeen di def. man pour man lépp lu ngeen bëgg war na leen ko mën a yombalal. ah ci dëgg-dëgg. parce que xam nga li ñuy wax rek. gis nga dafa mel ni. sunu njiit yi dañuy néewal doole ñi nga xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo. parce que yaakaar naa ne képp kuy taxawu ndaw. mu ngi taxaw ëllëgu réew. te ñun ñi ngi taxawu ndaw yi lu ñu mën. boo xoolee rek bu ñu jëloon tey di xayma. fu mel ni ay mu géejuwaay bi ma nekk. at mu jot rek dina taxaw presque lu mat téeméeri junni ndaw. ci ñi nga xam ne dañuy jàng métier. ñi nga xam ne dañuy jàngiwaat école. ñi nga xam ne nag dañoo am ak yoon. jafe-jafe ñu taxaw leen. ñooñu boolewuma leen ci téeméeri junni yooyu. pour wane dayoo bi nga xam ne liggéey bu ñu def am na ci biir askan bi. te loolu benn AEMO rek la muy service AEMO Guédiawaye. waxuma yeneen ni nag yi nekk ci région yeeg fépp ci biir Sénégal. kon yaakaar naa ne liggéey mel noonu bu ñu koy def. gëdd bi war dañu ko war a jox. muy dëgg waaw. léegi gëdd bi war dañ leen ko war a jox xam naa ñun sax la rajo Dakar International pare nañu pour ànd ak yéen ci combat bi ndax aussi ñun informer éduquer loolu moo ñu ñor léegi. tey étape de la lutte bi fan la. waaw parce que étape bii ñu toll tey. parce que ñi ngi démarré woon le 16 juillet. 2020. nga xam ne ci la ñu maître Malick Sall recevoir woon. ne ñu lu jëm ci fonds commun c'est déjà acté. maanaam xaatim na ko pare. te juillet léegi mu mat at. waaw gisaguñ dara. ci loo xam ni c'est déjà officiel. waaw nee na c'est déjà officiel de ci ay waxam. ñun nag gisaguñ dara mënaguñoo gëm te gisaguñ dañu yaakaaroon sax ñun bu ñu yegg si fii. bu ñu fayut suñuy droit tamit. ñu wan ñu këyit gi xaatim gim xaatim. waaye këyit googu ba léegi sax kenn mënu ca teg bët. mu nekk lu doy waar. ci wàllu indemnité de participation à la judicature bi daf ne woon également def na lim ci war a def. ba jébbal na ko ministère des finances. kooku moo ko war a yóbbu ci président pour président jël décret bi. kooku tamit léegi mu def at. boo ci jëlee point par point bu ci nekk mu ngi bëgg a def at. te réglé gu ci dara. demoon nañ sax ba grève parce que ñun dañ ne woon lii dilatoire la. parce que mënuñu ko qualifier. parce que foo waxee ñu ne la c'est légitime. li ngay wax nii sa droit la c'est légitime. te mënuñ ci indi saafara. loolu day am neneen nuñ ko mën a qualifier. donc y a problème. y a problème moo tax ci fan yu néew. dina ko demander waat audience. pour rencontrer ko fàttali ko loolu mu waxam. bu fekkee ne andul ay saafara nag ñu dugalaat suñ préavis de grève yëngal ba baa muy réglé. waaw yëngal ba moom mi rek léegi tey bu nu mënee wax ay résultats yi nga xam ni synthèse def na ko. lan nga na ci mën a souligner. waaw ci li ma concerné. parce que man maa ngi nekk secrétaire général à partir du 18 septembre 2018. boobu lañ ma élire secrétaire général. dama ñëwoon fekk benn syndicat bu nekk en léthargie. boo xam ni yëngatuwul. ñu fexe ba yëngal ko. d'abord amuloon kayit. ñun fexe nañ ba wutal ko récépissé de reconnaissance. parce que booy laaj say droit day fekk yow tamit nga nekk ci yoon. donc ñu régler kayit yi ba nga xam ne léegi am nañ récépissé on est reconnu. fi ñu demoon nga xam ne fa lañ affilié woon. muy confédération nationale des travailleurs du Sénégal. sunu camarade secrétaire général Modou Guiro jiite ko ñu koy jaajëfal au passage. ñu dem fexe ba foofu ñu am fa taxawaay bu mucc ayib ñu ràññee ñu ci syndicat yëpp. saa su ne ay formation yooyu yëpp suñ koy def dañu ciy boole. donc ñun am na fu ñu jëlee syndicat bi am na fu ñu ko yóbbu. mais li des kay mooy. ci li nga xam ne mooy wàllu plateforme revendicative. dañu bëgg au moins 4 points yooyu nga xam ne moom lañ tudd. fexe ba am ci satisfaction. te ci la ñuy nekk incha allah. di ci liggéey. ba yàlla def ñu am ci ndam. comme que aussi kii bi ministre bi nangu leen jox xaalis ak yu mel. fan ngeen di jëlee ay fonds yi nga xam ne moom ngeen di doxalee. waaw parce que affaire syndicat dafa xaw am ay réglementation.
maanaam du kuréel guy wut xaalis kuréel la goo xam ne nii comme association la rek peut-être li ñu différencier ak association mooy ñun dañuy défendre les intérêts matériels et moraux des membres ci niñ koy défendre nag normalement am na ay subventions yu état bi joxe mais ñun amaguñ ko mais li ñuy fonctionner actuellement mooy dañuy taaba rek li ñuy taaba mooy cotisation membres yi te loolu c'est 1000 francs par mois waaw noonu la ñuy fonctionner ba fi ñu toll nii tey. ci li ngeen di fay locaux yi. waaw bon locaux yi heureusement parce que ñun dañuy demander actuellement Confédération nationale des travailleurs du Sénégal moom laay tudd sànq dañu am benn bâtiment bu mag bu ñu tabax tudd Kër Madia maanaam la maison des travailleurs Kër Madia Madia Diop ku ko xam moom syndicaliste bu mag la woon fii ci Sénégal yàlla na suuf woyof ci kawam donc moom foofu la ñu bëgg a jox benn bureau bu ko defee ñu fay liggéey saa su ne suñuy réunion foofu la ñuy réunion déjà suñu activité yëpp foofu la ñu koy defee xëy na nag ci fan yu néew dinañ jox bureau foofu bu ko defee ñu installé définitivement mën a def suñu liggéey ni mu waree mais bu ma dellusiwaatee également suñu liggéey parce que li mu wax sànq catégorie xale yi nga xam ne jël na ñu ngi leen jël en charge xam nga li ma wax rek mooy l'enfant en danger am na li ñuy wax enfant témoin maanaam ku fekkee fu jëye doon am xale bi ñu war ko déglu mu wax lan la ci gis xale boobu dañ koy taxaw aussi parce que buñ ko taxawul mën na tiit wax loo xam ni mën na koo dugal waaw xale bi nga xam ne victime la aussi maanaam jëye bi ci kawam la dal kooku dañ koy taxaw ni ñu koy taxaw mooy dañ koy saytu di wàllu psychologie nan lañ koy tàggatee mooy xale yi nga xam ne victime de viol victime de viol de maltraitance yooyu yëpp nga xam ne dañuy traumatisé wu ñooñu dañ leen di taxaw également ci suñu biir liggéey mais toujours est-il que ñun xale bu ñuy liggéey rek day am ndogal boo xam ne yoon moo koy jël kii président tribunal pour enfants te kooku à chaque fois bu ñu ko saisiré ci benn dossier automatiquement day jël kayit bi nga xam ne moom lañ tuddee ordonnance de garde provisoire boobu moo ñuy jox mandat pour ñu mën a intervenir ci xale boobu parce que soo ko amulee doo am couverture. dëgg la léegi xale yi nga xam ne ñoo ngi jaay ci mbedd mi ñoo ngi liggéey xale yi ñu liggéey loolu. waaw loolu moom nekk na lu doy waar. parce que boo seetloo ci jamono yële ca gannaaw. bu weesoo xale yooyu nga xam ne ñu ngi jaay ci mbedd mi xale yi taxawaalu. ñooñu c'est des enfants en danger. xëy na amaguñ moyens yoo xam ne ni mën na ñëw ba foofu. parce que suñu service actuellement dañu déborder. ressources humaines yi doyul. état bi gëj na recruter éducateurs yoo xam ne nii ñu ngi diplômés depuis ils sont au nombre de 54. parce que dafa am histoire ci côté boobu aussi parce que ñu ngi doon formé ci école bi ñuy wax école nationale des travailleurs sociaux. en 2012 ñu jëlee ñu fa yóbbu ñu centre de formation judiciaire ñu formé foofu. mais ci biir formation bi ñaari écoles yi bokkuñ statut. kon bi ñu arrêté fule commencé fii ñi génn centre de formation judiciaire CFJ automatiquement dañ leen di recruter. alors que 54 yi des fële ñi ngi toog di xaar boobu ba léegi. boo xoolee des promotions yoo xam ni 2007 2008 ba léegi ñu ngi toog di xaar ku leen recruter. donc de 2007 à 2011 am na benn gap de 54 éducateurs yu toog di xaar ñu recruter leen. et en ce moment-là ñun dans les services ñu ngi déborder parce que surcharge travail dafa bari. maanaam manque de personnel. parce que boo xoolee sax fànn boobu damay faral di wax ne Sénégal respecté wul norme internationale bu ñuy wax prise en charge des enfants. parce que dañ ne woon ci norme internationale dañ ne réew mu nekk war ngaa fexe ba ña fay liggéey di éducateur di tàggat xale éducateur bu nekk na suivre juróom-ñaari xale waaye ñun boo ñëwee suñu service yi ku ci nekk yaa ngi suivre ñeent fukki jàpp juróom fukki xale donc pour wan rek que ne liggéey bi mi ngi fi mais ressources humaines des na moo tax xale yooyu nga tudd sànq ñu waroon def ay activités de rue di leen repérer di xool seen famille xool nan la leen mën a jàppale bañ génn situation yi duñ ko mën di def fan yàlla ci ginnaaw nag amoon na ay initiative yoo xam ne ni c'était vraiment à saluer mooy ni doon retirer les talibés ñu ngi leen doon retirer dans les rues en collaboration avec le ministère de la famille
loolu c'est des activités yoo xam ni peut-être war nañ ko démultiplier mais aussi gën ko dëgëral parce que foofu ñun ñu ngi ci doon participer dans le département de Guédiawaye ba ni may wax ak yow léegi entre janvier mars rek déjà jël nañ lu mat 292 xale delloo leen seen dëkk ci mois de mars passé dem naa ba Guinée yóbbu ay xale yoo xam ne ay taalibe la ñu woon nekk fii di yalwaan ci mbedd yi donc initiative yu mel noonu dañ ko war a gën a appuyer. mais est-ce que du tamit boobu day xaw a déborder tamit ndax boobu tamit ndax da ngeen di dem ci daara jël xale wala xale bu ngeen gis muy taxawaalu ci mbedd la. waaw ni daan procédé nee na la. parce que dañuy gisoon ne. ndax loolu tamit indi woon na polémique. waaw andi woon na polémique polémique bu rëy sax parce que man dama nekk ci ñoo xam ne nii dama daan wax gars yi il faut ñu gën a waxtaan. parce que man dama jàpp ne. xale mun na jàng alxuraan te kenn du ko toroxal bi mooy bàyyi koog tànku neen bàyyi koog yére yu tilim bu feebaree doo faj wala nga ne ko chaque jour na nga indi 1000 francs wala 1500 par force bu andiwul nga dóor loolu yaakaar naa bokku ci njàngalam alxuraan te dañ ko doon nemmeeku ci ay daara bu ñu jëlee xale bi enquête ko day wax carrément sama sëriñ nangam la ma doon wax mu andi par jour am na yeneen daara yoo xam ne nii aussi conditions yi xale yi nekk woon c'était des conditions yoo xam ni sax mun ma la ko wax sax ci wàllu ñàkk set ci wàllu exposition de l'enfant yoo xam ni à des maladies yoo xam ni à tout moment mun na ko daal dañ daan def nag daara yu mel noonu ay gox-goxaat yi ñu nekkoon ñu leen di signaler bu ñu signaler daara yi en collaboration avec le préfet et la police ñu dem jël ko récupérer talibé yi yóbbu leen ci centre sang leen changer leen yére toppatoo leen def enquête recherche ba retrouver seen famille xam fan lañ jóge ñu delloo leen. mais est-ce que du comme yitte boobu ñu def ci créer ay centre ak yooyu buñ ko defoon ci moderniser daara yi de telle façon que ndax it yaakaar naa sëriñ daara bu amul lu mu lekk mënul jënd gone yi ay daal yu ñu sol. justement xam nga foofu aussi dafa laaj organisation parce que daara yooyu ñuy jël am na yeneen daara yu nekk à côté yoo xam ni respecte les normes amul problème fan yeete gannaaw rek am na 27 daara yoo xam ne ni ministère de la famille appuyé na leen parce que ay daara la yoo xam ne ñi respecte nañ normes yi xale yi duñ yalwaan dañ leen traité carrément bu baax ñu jàng correctement fan yee ci ginnaaw ministère de la famille dafa jël ay denrées alimentaires ay kii ak enveloppe ñëw jox sëriñ daara bi mais foofu liggéey ba ci war bañ ci war a jiital mooy ñu identifier daara yi fu daara nekk ci biir Sénégal ñu xam fan la nekk adresse bi mu am récépissé ñu xam sëriñ daara bi bu ko defee saa yu ñu gisee xale muy yelwaat dina mën a xam tel daara la bokk tel daara la bokk bu boobaa nag programme boobu ngay wax ñuy wax modernisation des daara mën a dugg parce que daara yi dafa bëri ay daara clandestin waaw daara clandestin dafa bëri ku jóg rek samp daara da ngay gis sax ñu jógee yeneen réew ñëw samp seen daara fii jëlee seen réew ay xale andi fii donc loolu contrôle bi état bi dafa war a gën a renforcer contrôle bi côté boobu pour que xale yi mën a jàng alxuraan dans de bonnes conditions du ñu am dara loo xam ni mën na leen rol léegi numéro CNTS tey ku bëggoon gis lenn lu mu mën a signaler bëgg ko signaler ban numéro la mën a jotee wala tey ban ci lan la mën a contacter CNTS. waaw bon du mën a wax CNTS carrément mais damay wax AEMO. waaw AEMO parce que AEMO ni ma ko waxee sànq dans les 4 départements de Dakar ñu ngi fi boo demee AEMO Dakar ville mu ngi fi AEMO Grand Dakar AEMO Pikine AEMO Guédiawaye AEMO Rufisque ñi ngi liggéey bu mucc ayib donc saa yu ne su xale amee jafe-jafe numéro boo xam ne ni 77 510 01 17 boo fa wootee di nga mën a jot xale jot ku la taxaw ba taxaw xale bi wala nga woote beneen numéro 665 90 00 boobu aussi également numéro la boo xam ne ku ci woote xale bu nekk tolloto boo wootee dinañ ko taxaw mun na nekk nag numéro yooyu ma joxe Géejawaay lañ bokk
parce que foofu laa nekk. mais boo wootee Guédiawaye mën na la wax fa nga dëkk. mu boole ak AEMO bi nga xam ne moo nekk zone boobu. waaw parce que délimitation la ku nekk sa zone de compétence. suñ ma wowoon tey ne ma xale mi ngi fii Dakar. damay xool Dakar ville moo woo leen ne la tel endroit am na benn xale. fan yee ci ginnaaw rek am na benn xale buñ ma doon wax fii côté Castor. presque ci benn garage mécanicien lay fanaan moom papaam il doit avoir ay 7 ans. mais bi ñu ma ko waxee dama jël sama téléphone woote AEMO Grand Dakar. ñu def fa descente fekk fa xale bi taxawu ko actuellement nekkatul ci mbedd mi. ñu ngi ko yóbbu ci centre di ko toppatoo. waaw. léegi comme que numéro yi moom lañ leen bindal noonu ci suuf léegi la ñoo ngi yegg ci cappaandaw gi. lan mooy kàddu yu mujj yi Baba Lissa. waaw kàddu yu mujj yi di leen jaajëfal. parce que liggéey mucc ayib ngeen di def. parce que xam nga nit nekk ci ruqam. di ñafe yaakaar ne kenn yëgu ko. ngeen fexe ba fësal ko. loolu dañ leen ciy jaajëfal di leen ñaanal yàlla. seen liggéey jëm kanam. di interpeller aussi le garde des Sceaux ministre de la justice. ne ko nag ndey ji seex day tëddee njaaxaanaay. mooy dëgg. mënul jàpp agent yi traité leen correctement. ñii mu bàyyi leen dans l'injustice. parce que injustice mënuñu comprendre ci biir justice. donc loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom laa koy dénk. mu taxawuñu. gën ñu bàyyi nopp bàyyi ñu xel. régler suñuy jafe-jafe. bu ko defee ñu taxaw xale yi également. baax a baax a baax. jërë ngeen jëf. jaajëf. entretien la woon avec Baba Lissa Ndiaye nga xam ne mooy secrétaire général u CNTS justice nga xam ni mi ngi nekkee fële ca AEMO bu Guédiawaye tey gis ngeen numéro yi noonu képp nga xam ni dégg ngeen tamit kàddu yu wax yaakaar naa ni lii wax fa dëgg yàlla lu jara taxaw la lu jara bokk la yaakaar naa c'est li nga xam ni dafa jara signalé la kon ñoo ngi faire appel au président de la République mi nga xam ni xëy na mooy njiitu réew mi ak tamit ministre de la justice muy maître Malick Sall ci mu taxaw ñi nga xam ni liggéey bu am solo bi ñoo ngi koy def kon da leen di jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.